bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal axirin sayyidina wa habibina wa shafiicina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa imam as-siddiqin abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziin ar-raabihiin amma ba'd. qaala sayyidi muhammad ibn muhammad ibn al-hasan ibn abdullah al-faasi at-tijaani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annaa bihi fi ithaaf al-khill al-wafii bi sharh al-alfaaz al-hizb as-sayfi. qaala ash-shaykh al-imaam al-allaama al-hammaam waxiid al-asri wal-awaan muriid ad-dahri waz-zamaan al-maahiru bi-ilmay al-haqiiqati wash-sharii'ati bayna al-fursaan abul mawaahib sayyidi ahmad ibn abdul quddus al-qurashi al-abbaasi ash-shanaawi thumma al-madani wa kaana yulaqabu bil-xaami al-mutawaffi xaamis dhil-hijjati sanata 28 wa alf wa dufina bil-baqii' qurba shaykhihi sayyidi sibghatullahi mu'allif al-jawaarid al-khamsati fi rihlati al-'ayaashiyati fi sharhihi 'ala al-jawaahir ma nassuhu wa man daaqat madaahibuhu min asarin aw qahrin aw faqrin aw qillin aw zullin aw maradin a'ya al-atibbaa aw aksin jafaahu fiihi al-ahibbaa wa taraakamat humuumuhu wa aljamahu tuufaanul ghammi wa lam yajid buddan wala malja'an fa alayhi bi mulaazamatihi laylan wa nahaaran hattaa yaj'ala Allahu lahu makhrajan wa in kaana duuna dhaalika rutbatan xalfa kulli salaatin wa kullu haadhal baab anna al-amra ad-daa'im yulaazimu alayhi al-wirdu ad-daa'im ilaa aaxirihi. kon jotaay bi weesu ñu ngi doon gis ba tey ci ngëneel yi nga xam ne ñoo nekk ci Hizbu Sayfi ba gis nañ 55 voilà kon waaw mooy comme koo xamante ne waaw mooy ku ko saxoo ci yéene am wërsëg gu bari borom subhaanahu wa ta'aala dana wërsëgu yaatu insha allah taala dégg nga léegi nag muy ñëwaat ci léegi en fait yi muy wax nii boo xoolee ci Jawaahirul Xamsa la nii Jawaahirul Xamsa bu Sayyidi Ghawsullahi ibn Attar rahmatullahi alayhi donc moom maanaam boo xoolee dafa njëkk indi yi nga xam ne moom moo nekk ci Rimah Cheikh Omar radiyallahu anhu ginnaaw gi mu indi yi nga xamante ne moom mooy yi kat Sayyidi maanaam yi nekk ci Jawaahirul Xamsa léegi nag day dugg ci beneen domaine ci beneen source bu muy récupérer fi nga xamante ne fa lay xamee njariñ yi nekk ci Hizbu Sayfi mooy di maanaam mooy imam Ash-Shanawi rahmatullah alayhi maanaam procédure la boo xamante ne bu am solo la ci maanaam comme si daf lay wax ne la Hizbu Sayfi soo bëggee xam ay ngëneel yi ci nekk ak jaloore yi ci ne am naa ñett téere yoo xamante ne foofu ay sources lañ yoo xamante ne fa laa jëlee fi nga xamante ne maanaam ñooy njariñ yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Hizbu Sayfi c'est comme si loolu la wax beneen mbir bi ci nekk tamit moom mooy waxul ne maanaam njariñ yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Hizbu Sayfi ànd ak moom mooy ki mu doon radiyallahu anhu waxul ne maanaam que nii rek ñëw rek daan ni Hizbu Sayfi dana jariñ ji comme ni ko ñu bari di defee sans mu wax jooju fan la jóge maanaam c'est comme si maanaam dafa sàmmonteeg benn principe bu am solo mooy boo xoolee ni mu doxale mooy moom dafa dajale voilà nekkul di woote woone dafay wax lu wala muy indi loo xam ne nit ñi xamuñu ko wala lu bees la et que moom vraiment tabarkalla voilà c'est un savant boo xamante ne émérite la nangam et que voilà moom day wax sax ne man donte du ma boroom xam-xam donte du ma boroom xarañ mais li may indi damay def rek di dajale donte man sax ci sama bopp dama koy gàttal loolu tamit beneen mbir la moo xamante ne mbooleem ñi nga xamante ne ñoom ñooy
jàngale ak di bind ay téere yooyu war nañuy sàmmonteeg loolu ndax comme li imam al-Qurtubi rahmatullah alayhi waxoon maanaam parce que dafa ni day indil charte yaakaar na peut-être que du ci jotaay yi amaan na ci jotaayu Hizbu Sayfi yi lañ ko ci wax wala mu nekk ci yeneen jotaay wax nañ ko ci jotaayu Hizbu Sayfi yi voilà ne sama voilà damay indi wax yi nga xamante ni moom mooy pour lan mooy charte yi mooy wax ju ne ma wax ki nga xamante ne moom moo ko wax ndax dafa bokk ci barke xam-xam mooy wax ju nekk ñu koy askanale ak ko wax bu bañ a mel comme ni nga xamante ne loolu moom maanaam benn mode la boo xamante ne daanaka ku maanaam nit ki day bëgg tout le temps di wax loo xamante ne malgré que pourtant wax ji da ko toxal mais du wax ne dañ ko toxal diwa ko wax ci voilà et puis même su koy wax sax ku koy njëkk a dégg day foog ne waxam la moom voilà jàpp maanaam di présenter mbir yi comme si que ni maanaam moom dafa am ay découvertes yu bees alors que li muy wax même ñi muy waxal xam nañu ne wax jii du waxam voilà wax jii du waxam voilà maintenant nag c'est pas parce que aussi mbir mi noonu la demee këri tamit maanaam lu mënti xew rek danga naan Samba nee na voilà Samba nee na yàlla nee na qul huwallahu ahad loolu xam nga mag ta wax voilà Samba nee na yàlla nee na qul huwallahu ahad xam nga loolu sëriñ bi bëgg indi problème la rek bëgg maanaam nan lañ ko tuddee te annut wala waaw mooy di bëgg di naka xeetu indi maanaam xeetu di bëgg di exagérer ci wala di naka lañ koy waxee sax ci expression ah maanaam mooy daal di bëgg di compliquer mbir yi quoi voilà parce que vraiment Samba bi mu naan yàlla nee na qul huwallahu ahad waxu ko woon pour yow nga naan Samba nee na yàlla nee na qul huwallahu ahad c'est parce que tout simplement daf la indil waxu yàlla tout simplement à partir de ce moment là yow mën nga comprendre que ni effectivement parce que yàlla message bi yow la ko adressé aussi c'est-à-dire que mën nga jël wax ji nga toxal ko exactement noonu à moins que mu bañ la wóor que ni effectivement voilà boobaa nga ne ah diw sàngam de toxaloon na nangam mais par exemple su dee un ensemble d'idées yi nga ni voilà nga ni comme gisoo am na yu ki mu ne kaza fil muxtaar maanaam voilà mooy muxtaaru ahadis bi am na ci wax yi ñu ngi voilà c'est-à-dire que loolu mën na ne mais quant à bëgg toxal xoot maanaam tout le temps di indil sa bopp ay complications ci ni ngay toxale loolu tamit matu ko mais aussi wax joo xamante ne analyse u jàmbur la c'est-à-dire que moom dafa ni par exemple aaya bi wax na lii wala hadith bi nee na lii après daan ne mais loolu dañ ciy déggee nangam ak nangam ak nangam yow nga toxal ko mel ni comme si yow yaa ko déggee noonu voilà loolu bokkut ak honnêteté maanaam bokkut ak maandute bokkul tamit ak voilà et puis tamit ak yu may demee nekk di toxal waxu kii comme ni par exemple ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu wax na lii wala Seydina Usman radiyallahu anhu wax na lii wala ñan imam Ash-Shafi'i wax na lii imam Malik wax na radiyallahu anhu te yow xamuloo source bi defoo lu dul gisoo da nga naan ah comme niñ ko taxalee ci téere sàngam wala comme ni ko diw sàngam waxee woon nee na c'est voilà bu boobaa au moins nga daal di mucc ci loolu parce que lu tax parce que dafa am aussi ay téere yoo xamante ne en fait dañuy toxal mais li ñu toxal wérul en fait ni mu amee ay nit ñuy wax lu wérul c'est-à-dire que même bu ñu wóoree mais maanaam même bu ñoom seen individualité maanaam ñoom boo leen jëlee rek ay nit ñu baax lañ mais sauf que amuñu benn rigueur ci ni ñuy toxal loolu dafa am ci nit ñi ni mu amee noonu nag maanaam ci seeni wax noonu la amee ci seeni téere yi tamit dañuy toxal saa ñu am benn rigueur ci toxal bi te comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam te loolu mën na bàyyi xel tout le temps ngay toxal loo xamante ne da nga koy certifier maanaam da ngay am rigueur boobu pour di toxal wax loolu dafa am solo maanaam nit tamit du def
maanaam kuy sàkku xam-xam dafa war a ànd ak rigueur boobu quelle que soit la personne bi nga xamante ne ci lay jëlee wax ak kooku kum mën doon ñépp da leen di tegandoo ci benn place parce que dëgg comme ni Seydina Ali wax karamallahu wajhahu dëgg daf ne yu'raful rijaalu bil haqq wala yu'raful haqq bil rijaal dëgg góor ñi gaa yi dëgg lañ leen di xàmmeewee mais du ñu jël dëgg du ñu jël lan gaa yi pour xàmmee dëgg voilà c'est-à-dire que quelle que soit la personne nag est-ce que xamuñ quelle que soit lu muy tekki ku mu mën a doon loolu lay teg ku mu mën a doon nag maanaam day teg la yu fi dul moom comme ni ñu koy wax day teg la ak maanaam généralité voilà dafa am voilà tous les éléments de l'ensemble amul kenn ku ci mucc ñépp la voilà c'est-à-dire que kon da nga koy jël teg ko ci kanamu rigueur boobu wax ku mën a doon nag da ngay jël waxam nga teg ko ci ci balance rigueur boobu voilà looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax daf ni kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a doy na nit muy wax nekk koo xamante ne day kasbu day wax lu dul dëgg doy na ko muy wax muy nekk waxkatu lu dul dëgg wala boog mu wax lu dul dëgg mooy muy nekk li lépp lu mu dégg maanaam amatul rigueur ci ne kii wax na lii kii wax na lii maanaam lii jub na lii jubul lii et cetera déedéet waaw hatta même si comme loo xamante ne parfois sax day nekk mbir yoo xamante ne yow ci sa bopp sama xel du nangu ne lii war naa mën a nekk dëgg nga di ko nekk di wat parce que tout simplement ci ki nga ko déggee mbir mi war demee noonu loolu tax imam Malik rahmatullah alayhi doon wax ne laa yambulu rajula alladhi yuhaddithu bi kulli ma sami'a waajoo xamante ne moom wala am na ci beneen kii beneen riwaaya mu ne laa yakunu imaman du imam du nekk mukk imam koo xamante ne lu mu dégg nettali ko déedéet dafa war a ànd ak benn rigueur boo xamante ne rigueur boobu munul ñàkk mu sàmmanteeg moom munul ñàkk mu sàmmanteeg moom looloo tax moom ci jëmmi boppam doonul woon nangoo wax ci ku ne voilà moom Sufyan as-Sawri Mansur ibn al-Mu'tamir imam Ahmad ibn Hanbal et cetera ñooñu rahmatullah alayhim du ñu nangoo wax ci ku nekk maintenant nag am na yenn yoo xamante ne malgré da ngay xam ne dese na wér mais wala boog wóoru la mais nga bañ a bàyyi maanaam leeral googu noonu comme wa tarkuhum bayaana da'fin qad radu fil wa'di aw fadaa'il al a'maali voilà maanaam voilà lal aqda wal xalaali lal aqda wal xaraami wal xalaali wa tarkuhum bayaana da'fin qad radu voilà fil wa'di aw fadaa'il al a'maali lal aqda wal xaraami wal xalaali moom Suyuti rahimahullah loolu wax ci Alfiya bi maanaam ñoom bàyyi gi ñuy bàyyi di watarkuhum bayaana da'fin di leeral ne xadiis bi par exemple dafa da'if qad radu loolu gërëm nañ ko mais fan fil wa'd ci di waaraate yoo xam te ne day tax nit ñi gën a ragal yàlla ak yu mel noonu mais yooyu dañ ko wutal condition bàyyi néewuñu rek lu waay wax rek mu dem ci déedéet mooy il faut que d'abord wax ji am cosaan ci alquran wala ci xadis bu wér loolu benn la ñaareel bi ci des mooy doofu gi bañ a diis il faut pas que
ki ko nettali maanaam li tax mu da'if mooy comme li nga xamante ne moom mooy dañu riiri kenn ku ci nekk wala mu nekk koo xamante ne mu dallis la day def tadlis maanaam day nettali ci sëriñum parfois loo xam ne day géewu ko directement ci moom wala boog mu am irsal maanaam voilà muy loo xamante ne day faral di nettali ci beneen génération sans mu préciser diggante bi kan moo ci dox ak yu mel noonu yooyu la mais pas koo xamante ne moom da ngay gis ne kii moom day expliquer koo xamante ne moom day wér wax lu dul dëgg moom kooku moom mënee futa sukkandikoo ci moom mais bi maanaam amul benn xaal ci xaal loolu déjà beneen affaire la ñaar beneen condition bi moom mooy il faut que loolu kon bokk ci yi nga xamante ne maanaam ay par exemple xiirtal nit ñi ci lu baax rek la comme waaraate yi wala boog fadailul a'mal yi wala boog luy noyal seen xol wala comme ci yi nga xamante ne ñooy aju ci wàllu histoire yi ngay nettali ne par exemple diw bi mu defoon na lii ak yooyu mais pas loo xamante ne amul dara lu ci wóor maanaam il faut mu am au moins luy wone ne maanaam loo xamante ne faiblesse bi réyul mais loo xamante ne da ngay toog fi nga toog ne benn bés ndeysaan am na benn bés ndeysaan sëñ Babacar benn waaye daa ñëw ci moom ne ko nangam mu ne ko nangam mais loolu yooyu mooy yi nga xamante ne moom mënoo cee sukkandiku benn yoon lu tax parce que tout simplement amul dara loo xamante ne nii maam yow ki nga déggee wax ji ci moom ci jëmmi boppam fekkeewul mbir mi te kooku tamit comme ko déggee wala parfois sax da koy sos surtout boo nekkee ci société bu mel ni suñu bos bi nga xamante ne ñoom ci seen jëmmi bopp ñooy toog maanaam sur le champ nii maanaam à chaud nii maanaam affaire bi ni mu tàng bi ci la ñuy créer benn histoire boo xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñooy tëgg histoire bi ngir nettali ko yàlla sàmm. voilà parce que tout simplement affaire bi dafa ñëw ci seen xel. société bu mel noonu soo ci nekkee wax yooyu dootu amati valeur ah wax yooyu amuñu benn valeur mais strictement benn. xanaa gisoo leen ni xoolal exemple bu leer xoolal El Hadj Abdou Aziz radiyallahu anhu buñ ko déggee muy nettali loo xam ne déggewu ko ci baayam Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu loo xam ne déggewu ko ci moom seetlu ko tout le temps dina la wax ne la diw laa ko dégg su fekk te danaan la te ku wóor la maanaam da ngay gis maanaam mu insister sur le fait que kooku de ku wóor la ne kooku fekke na comme ku demee na nan sëñ Yuusufa Jóob moo fekke nag wala seen Seydou Nourou nettali na ma benn bis ñoom moo àndoon gis nga ak yoo la sëñ Haadi nettali maanaam yoo xamante ne moo ñooñu ñoo ko fekk genre yooyu lay wax moom tout le temps mais seetlu ko ci waxtaanam yépp loo xamante ne déggewu ko directement tout le temps da ngay gis danaan la diw moo ko wax parce que loolu maanaam noonu la léegi nag loolu lañu anéantir loolu lañu neenal ba nga xamante ne fii mu toll yi ñuy nettali yépp daanaka dara matu cee bàyyi xel moom daanaka dara lu bokk te ñoom li ñu biir la ba fi ah non lu ci ëpp jarul compter à moins que nga jëli ko ci ku wóor koo xam ne te ku wóor nekkul ne parce que tout simplement damaa am pas-pas ci ay mbiram de comme ni ko gars yi defee non ki xam nga diw doomi diw la ak diw bërëb sàngam la dëkk kooku moo ma nettali ko kay lu mu wax noonu la wala am na génn góor ndeysaan mës na maa nettali nee na mais góor googu mooy kan maanaam mooy kan dans le sens pas pour doyadal ko tekkiwul ne maanaam pas dans le sens mooy kanu doyadal mais mooy kanu dañ koo réeri la maanaam mooy xamuñu ko parce que voilà mooy majhul loolu mooy majhul rek mooy jaxala gu tar koo xamante ne moom mubham la loolu mooy mubham benn waay benn paa benn mère loolu mooy mubham voilà benn ndijaay voilà loolu mooy mubham koo xamante ne xamoo kan la waaw loolu mooy différence entre mubham ak rijal. en fait rijal mooy ay góor mooy nit ñi ci seen jëmmi bopp mais maintenant mën nañ leen a xam ko mën nañ leen bañ a xam. comme ci xadiis bi nekk ci Bulughul Maram. ban si.
bi nekk ci kitaabu tahaara. waaw mais ban lan la doon wax ban sujet. En tout cas ci buntu ndox la. waaw. waaw 4e wala 5e. waaw rajulun min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw 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 am na voilà en fait loolu mubham la kooku mubham la mais sauf que ibham moom lañ ko tuddee ibham mooy le fait que mbir mi lëmu maanaam lëmu gi le fait que mooy anonymat voilà anonymat mooy ibham mubham mooy anonyme mubham mooy anonyme xam nga ni kon góor benn waay ak anonyme am na voilà tuuti différence quoi. D'accord. Sauf que bu ma nee benn waay kese kooku day dugg ci anonymat parce que xamuñu kooku mooy kan sauf que su dee ci saxaaba yenente bi la sallallahu alayhi wasallam ibham gi day tëb maanaam anonymat bi day tëb pourquoi parce que li tax anonymat bi di déranger mooy dañoo xamul état mooy xaal dañoo xamul mu xaalu ki anonyme kan la loolu moo tax muy déranger bu ma nee sama benn ndijaay nee na ma wala sama benn maam nee na mais xamuñu kan la ci maam yi xamuñu kan la ci ndijaay yi Effectivement. et que est-ce que maam boobu wala ndijaay boobu ay waxam mat daa jàpp wala déet c'est pas parce que sama maam la wala sama ndijaay la que ay waxam mat daa jàpp parce que loolu tamit beneen affaire la boo xam ne wolof yi dañ ci am problème sénégalais yi pour ñoom il suffit que nit ki ne sama papa nee na rek wala sama maam nee na wala sama ndijaay nee na que ni wax ji ba léegi c'est bon parce que ndijaay ma ko wax maanaam sama ndijaay la ak sama papa la ak sama maam la loolu tegtalewul aucunement que ni ay waxam mat naa jàpp Effectivement. non tegtalewul loolu de loolu tax yaa xam nga al imam Ali ibn al Madini Ali ibn al Madini xam ngeen ko ah jàngal ñu ci. mooy kat jàngal ñu ci. mooy sëriñu imam al Bukhari moom mooy wax ne du ma tuutal sama bopp ci kanamu kenn ku dul Ali ibn al Madini rahimahullah kenn kese moom dong laa xam ne man danaa tuutal sama bopp ci kanamam moom kese laa xam loolu d'ailleurs bi ñu ko nettalee daf ni bàyyi leen jooju wax Muhammad ibn Ismaïl maanaam mooy Al-Bukhari. musul gis ku mel ni moom maanaam musul gis ku mel ni boppam voilà mais xam nga moom papam du siqa Papa yi. Ali ibn al-Madini ànd ak moom mooy ki mu doon sa xam nga ki mu doon laa ilaaha illallaah moo tax suy wax dana diw nee na diw ak sama papa ñu ne ko bàyyil sa papa waxal voilà en fait du sukkandikoo ci waxu papam moom ci jëmmi boppam du sukkandikoo ci waxu papam moom ci jëmmi boppam te c'est pas parce que papam du jullit am kay moo ko yar ci ni mu mel sauf que lu siqa rek waxam du lu luy téye tout simplement Allah. voilà c'est-à-dire que dafa am benn niveau boo xam ne sentiment amul ay sentiment amul ay même domaine u yàlla tamit noonu la mel c'est pas parce que Moodu sama waay la rek que ni
man yor naa ay secret yoo xamante ne wala rek que ni damay ñëw jox ko samay secret yi parce que tout simplement Moodu sama waay la wala c'est pas parce que Moodu sama waay la rek que ni Moodu de sama waay la xaaral moom gis na mu bindal ko li sax affaire bi du demee noonu maanaam war te demee noonu lay tekki. waaye ijaaza de complaisance dafa bëri. voilà loolu nag warut a am voilà ijaaza de complaisance voilà loolu warut a am maintenant donc wax dañ ko war a segg xam fi ñu koy jëlee ba mu wér loolu benn la mais mu am feneen mu am beneen mooy mooy loo xamante ne mawdu' la maanaam wax la joo xam ne moom yow moom leer na ne wax ji dañ koo sos kooku dafa xaraam nga nettaliwaat ko wax joo xam ne yow ci sa personne xam nga ni wax ji waa ji li mu nettali nii ay explication la voilà yow amuloo droit nettaliwaat ko lu dul pour préciser que ni lii dañ ko sos waaw voilà kon loolu voilà mooy alxabarul mawdu' sharrul xabari wa dhikruhu li aalimin bi yahduri fi ay ma'nan kaana illa wasifa li wad'ihi voilà après mu wax wal wad'u fiihi urifa voilà et cetera maanaam kon xabaar boo xamante ne dañ koo sos mooy façon bi gën a gaaw yooyu amuloo droit nettaliwaat ku ko xam moom dafa xaraam ci moom mu nettaliwaat dafa xaraam ci moom d'ailleurs nettaliwaat ko sans nga préciser ne loolu da nga ko def te nga tay ko loolu mooy man dama ko mooy da nga sos yow tamit da nga jàppale ki sos te boroom xam-xam yi wuute nañu seen biir même bu dee li ëpp ci ñoom wax nañ duñ takfiir kii moo waadi' bi mais boo xoolee dalilu ñuy wax ne waadi' bi dañ koy takfiir maanaam dañuy àtte ci kawam ne yéeféer la au moment où moo ko tey en âme et conscience surtout bu dee ci yenent bi la sallallahu alayhi wasallam mu sosal yenent bi boobu la moo surtout boobu sax sallallahu alayhi wasallam kooku moom c'est sûr que yéeféer la maanaam loolu moo gën a dëgër maanaam même bu fekkente ne ñu bari maanaam ñu ëpp ci borom xam-xam rahmatullah alayhi dëgëraluñ loolu voilà mais bu ñu xoolee ci angle le fait que alxuraan di wax na noo man azlam mimman iftara ala allahi kadiban ku gën a tooñ ki nga xamante ne dafa sosal yàlla ay sos mu ne aw kadaba bi ayat yi wala mu weddi aaya yàlla yi gis nga même boo xoolee tout le temps ci aaya yu mel noonu day jiital ki nga xamante ne moom mooy wax ne moom mooy jëlal waxal yàlla lu dul dëgg te waxal yàlla lu dul dëgg mooy waxal yent bi sallallahu alayhi wasallam lu dul dëgg benn la te en tout cas ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne ñoom ñëpp nag borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne kooku moom mbugal mu garaaw a garaaw mi ngi koy xaar loolu d'accord nañ ci est-ce que yéefir la wala du yéefir lañu wute mbugal mu garaaw mi ngi koy xaar comme ni ko Alxuraan waxe ni mu kooku gën a tooñ ci gaa yi bi ci def moom mooy te tooñ zulm comme ni ko Alxuraan waxe inna shirka la zulmun azim maanaam déggam loolu la wax ne shirk moom ab tooñ la bii nag mu ne amul ku gën a tooñ ke kii def li sëriñ bi voilà et cetera donc yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel c'est-à-dire que en tout cas li ñu jublu woon naka la sax na ne même bu dee ci ngëneel ne al wad'u fi targhib dhul ibda'i jawazahu muxaaliful ijmaa'i ok wa jazama shaykh abu muhammadin bi kufrihi bi wad'ihi in yahsin voilà donc borom comme karaam yi ñoom rek ñoo ko daganal maanaam ne
mooy comme parce que xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar képp ku ma waxal lu dul dëgg ku ma expliquer na nga préparer sa place ci sawara moom c'est sûr que da ngay dem sawara wax jooju mu karaam yi comme nii ñoom wala déedéet ñoom dañ naan bal kadhabtu lahu ah non moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kadhaba alayya la wax ku wax lu dul maanaam ku expliquer waral ma maanaam contre man léegi ñoom dañuy wax ne non 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 il faut pas être sévère ñun Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo bëgg ndeysaan sopp ko rek moo tax ñu koy waxal lu dul dëgg ngir nit ñi gën a def lu baax gën a koo topp gën a nekk ci lu baax gën koo sopp comme ni gars yi di def di nettali da ngay toog benn bis laa gis ci Facebook bi benn histoire boo xam ne dama koo gis ba pare maa ngi gis ñëpp yi fett su nag maanaam ci wax ji di yiimu ci maanaam ci mbir mi te xamuñu ne danger bu gravité bu mag bi nga xam ne moo ci nekk waa ji ne Yonent bi mu nekkee sallallahu alayhi wasallam maanaam bi ko yaayam ëmbee nee na dafa ñëw ci teen bi yaay ji root ba pare amul kii nee na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn ci biiru yaayam maanaam ñëw yan ko yaayam ba yaayam tegul mu dóog mais attends yàlla jeex na saaf te li gën a yéeme mooy gisuñu sax gravité wu wax ji gisuñu sax ne maanaam gis nga gis ñëpp nag cëy nabi moom kii maa ne de nga gën a gu naan kii luñ ko wax lu yéeme rek mooma sallallahu alayhi wasallam nga gis gaa yi fettasu di yéemu di kii alors que gisuñu ne dañ koo sosal et puis ay wax yu insensé quoi bu génnee ci biir bi kay mooy juddu na. est-ce que dañoo soxla dëgg-dëgg yenn saa salaam def loolu. pour ñu xam ne yenn saa salaam kéemaan. exactement c'est-à-dire que foofu la problème bi nekkee. c'est-à-dire que loolu mooy tontu bi mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak loo ko mën a sosal ak ci lu mu mën a doon même bu dee li nga koy waxal loolu sens bi mën dëgg la mais comme waxu ko bu ko wax bul ne moo ko wax. sallallahu alayhi wasallam parce que sens bi mën na nekk dëgg mais que wax ji bul ko askanale bul ko askanale moo tax mu ne gis nga gaa yi dinañ ci kanam gis nga ci kanam dina am ñoo xamante ne dinañu leen nettali ay wax yoo xamante ne di ngeen koy dégg mais doo leen ko xam ne maanaam mais wax ji doo leen xam lii moom mu ne moo tax mu ne fa iyyaakum wa iyyaahum fexe leen ba sori leen nañ leen sori yéen ngeen sori leen mooy tundiku leen gaa yooyu voilà yooyu yëpp nag di bëgg di xumbal surtout xussaas yi parce que am nañ jamono jooju ñoom xussaas yi noonu lañ meloon ñooy gàmmukat yi ñoom lañu mais te subhaana rabbi maanaam ba léegi nii forme gàmmu bi benn affaire rek moo leen wutale mooy façon bi mooy avant ñoom niñ ko daan defee souvent ci jàkka yi la daan doon xussaas yi ci jàkka yi lañ daan nekk te bu ñuy nettali mooy gàmmukat yi quoi bu ñuy nettali bu ñu waxee dañuy xaar bañ wax ba pare maanaam ba nga xamante ne nag pare nañ li ñuy wax ñoom sax ñu ëppoon teggin parce que ñoom dañuy wax ba pare après nag ñiy saraxe doo nga indi seen sarax maanaam ñiy sarax gàmmukat bi indi seen sarax ñoom noonu lañ ko la def donc style bi rek moo wute léegi gàmmu gi du ci jàkka yi bon à part yett yi te defe ko ci jàkka ji terewul di wax lu dul noonu terewul di sos maanaam ba tey voilà comme ñoo ñële rek aussi mais ñii moo tax ñoom ni ñuy def mooy lu ñuy gën di wax ji gën a tumuranke di gën a rëy di gën a ràngati ñi nga xamante ne ñoom xamuñu dara parce que effectivement il faut nga ràngati ñi xamul dara ñi nga xam ne moom booy wax ñoom yéemu rek la ñuy féetewoo ñoom côté yéemu bi rek fa la ñuy féete il faut que ñooñu nga mën leen a ràngati bu baax impressionné leen su ko defee ñu jox la xaalis bi ak ñuy fettasu lu ñuy gën di fettasu di gën di kii mais léeg-léeg da nga ciy dégg mais gàmmu yi mais te li yéeme mooy loolu doo xaw a dégg gàmmu lu dul nga dégg ci ay sos yu yéeme yoo xam ne da nga naan ñii nan lañ mën a toogee individu bi di wax lii muy wax ñoom ci seen bopp ñu di ko déglu
loolu nan la mën a nekk ana naka yàlla tere nag ñuy fettal aka jàpp ne saa waay wax ji yéeme na ay affaire bi kawe na niveau bi màgg na en fait finalement daanaka doo ci mën a demati sax maanaam amul gàmm goo mën a dem fi mu toll ndax li ngay dégg yépp ay explication da ciy gën a bari yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm mais te loolu li ci yéeme mooy daanaka amatul exception presque amatul exception loolu mooy li ci gën a yéeme waaw am na nag kenn ci xusaas yi ndeysaan mooy ku ki tasewoon ak Yahya ibn Ma'in ak imam Ahmad ibn Hanbal ñoom sax daan nañ am nañu benn xeetu forme xam-xam quoi bu waaw Yahya ibn Ma'in Ahmad ibn Hanbal net dama ne dégg daal di jël isnad bi ba ci kii daan ne voilà daal di nettali ay seeni histoire ko def nangam yàlla dana ko bindal kii dana bindal picc moo xamante ne nangam yi laaf lay am laaf yooyu kii ci àjjana nangam kii et cetera comme ni gars yi di def ci weeru koor gi voilà am na ku def nangam ku julli nangami rakka boo sëlmalee daal di wax nangam yi kii rakka bu njëkk bi nangam leen ciy jàng ñaareelu rakka bi nangam voilà day gis ak ngay gis ci télévision ñu naan naafila du jour voilà voilà après nga gis ndeysaan seen àjjana yi comme li Sëñ Fallu waxoon keroog leen wax naan affaire gars yi lan moo leen yóbbu lan mooy problème bi mu ne c'est que yow c'est que ñoom seen àjjana yi moom waxoon nañ leen ko ci weeru koor ga ba pare àjjana yi kat moom nee nañ leen boo defee nangami rakka rek am nga nangami kër ci àjjana ba pare kay loolu kay bu ko yees lu leen neex na ndax seen àjjana yi moom defuñu ko ngir après toog noonu rek loolu après rek lu leen neex la ñuy def mais bon voilà donc loolu problème la comme ni gars yi di def waa ji bi affaire boobu xewee kii ne waa fekk ñoom ñaar ñi ngi woon ci jàkka ji mu tourné ne ko ñoom kii imam Ahmad ne ko mais tourné ne Yahya ibn Ma'in rahmatullah alayhi mais yow yaa ko nettali xadiis bi muy wax mu ne ko man kay nettali moo ko mu ne ko yow nag mu ne ko man miit maa ngi koy doog a dégg lii moom maa ngi koy doog a dégg tey après nag bi gaa yi joxe xaalis ba pare mu daal di woo waaj daal di def signe waaj na ñëw waaj nag defee ne bu ñëwee xaalis la koy jox si mu ñëw nag yàkkamti loolu ñëw da sa ànd ak tawat mu ñëw ne ko yow nga ne xaalis bi nga wax sànq nga ni koo ko dégg mu ne ko Yahya ibn Ma'in ak Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in rahimahullah ne ko mais man maay Yahya ibn Ma'in kii mooy Ahmad ibn Hanbal wax jii moom yow mosuñu laa gis te wax jii tamit ñu ngi koy doog a dégg mu ne man nag daan naa dégg ñu naan Yahya ibn Ma'in dafa ràngati ko xel mi dafa katake xel mi dara nekku ci ba tey jii maa ngi koy doog a gëm man mii nga xamante ne am na ñaar téeméeri Yahya ibn Ma'in ak Ahmad ibn Hanbal yu ma xam yow nga ni après rek ndeysaan nga defe ne ci yéen rek yéen a tudd noonu ba pare wëlbatiku nag di leen mbëlleer mais genre yooyu la kooku moom voilà genre yooyu la. est-ce que gravité li mu def xam nga ko. gravité li mu def. non xamu ko parce que mais gàmmukat yi seen histoire yi ñuy nettali te dara amu ci nga defee ne xam nañ gravité bi bu ñu ko xamoon duñ ko def li gën a bari ci ñoom njort gu rafet gi ñu am ci ñoom tax na dañuy jàpp ne
bëgg nañu quand même nit ñi bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañoo bëgg di jàngale et cetera bon à part il y a aussi le côté pognon quoi comme on dit maanaam parce que aussi bu gaa yi joxeetul duñ gàmmooti. c'est du business. voilà bu gaa yi joxeetul moom gàmmu dootu amati te tournée doy jeex tournée it arrêté léegi. waaw finance yi daanu. waaw ñoom non voilà non gàmmu gi moom aussi du gàmmu gi kese moom moo am enjeu. donc c'est un business qui marche bien. voilà en gros léegi il faut que donc bon à part côté boobu aussi parce que côté la boo xamante ne quand même dafa xaw a bon en même temps am na tuuti lu ciy déranger. voilà même bu fekkente ne du lépp voilà mais bon côté boobu tamit du ñépp tamit ñoom ñoo am kii boobu mais bon da nga ciy dégg bon en fait seen façon waxin yi di nga ci comprendre que ni loolu dafa am doole ci ñoom. voilà voilà ñaata la maanaam nan lay def ba am ci dara voilà yal nañu yàlla sàmm. mais que quand même malgré tout malgré loolu bëgg nañ quand même nit ñi maanaam ñu wax leen quand même Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak diineem bi loolu quand même bëgg nañ ko loolu bokk lañ yaakaar ak njort googu lañ am ci ñoom mais sauf que loolu dafa am ay préalable mooy nga xam li ngay wax et foofu la problème bi ne voilà c'est là où le bât blesse comme on dit voilà yàlla nañu yàlla sàmm. voilà liñ ci jublu woon ci xeetu ci kii boobu. mooy wax bu nekk nga askan mooy wax ji daal. voilà ak tamit aussi il faut pas que nga am te nag toog mooy complication boobu maanaam nekk nit ku compliqué ci ni ngay voilà maanaam di voilà quoi hein voilà di mettil voilà mettil quoi voilà maanaam il faut pas que tam nit ki mel noonu voilà il faut pas tout le temps à chercher pour dire ne diw wax na nangam parce que ñun bon am nañ beneen problème boobu tamit c'est problème la bu récurrent mooy le fait que ngay bëgg ku nekk nga ni diw wax na lii diw dee na ni maanaam l'essentiel bi du diw wax na li ëpp solo mooy yàlla wax na yent bi wax na sallallahu alayhi wasallam lii moo ëpp solo wax joo xamante ne ñu bari ñoo ko wax comme li imam an-Nawawi wax rahmatullah alayhi du ma ko askanale kenn parce que ñu bari wax nañ ko du ma ko askanale kenn balaa may askanale wax kenn day fekk ne moom rek laa gis mu wax buñ nekkee ñaar ma xam ne ñii wax nañ ko mais buñ commencé bari dootuma ko askanale te kenn dama koy wax noonu rek wax joo xamante ne ijmaa la que ni julli par exemple juróomi julli ñoo am masala du ma ne Samba nee na juróomi julli am nañ juróomi jullee am loolu jarul ma naan Samba nee na xam nga loolu tamit day indi beneen problème mooy ñu bari ci ñun léegi dañuy dégg wax ji dañuy foog ne Samba rek moo wax lii wax ji moom saawaay moo tax Samba du moroomu gaañu ndax Samba rek maanaam wax ji waxu Samba la alors que wax ji du waxu Samba. ah. waaye Cheikh bi. maa ngi jéggalu de. ñu koy def la part du temps. bu nekkee dañ ko xool ci suñu société bi. mooy ñoo xam ne dañ ko def pour yëkkati seen sëriñ. waaw souvent ak ñàkk xam. waaw pour yëkkati ak ñàkk xam mais ak tamit am na beneen affaire mooy faire l'intéressant rek. faire l'intéressant dafa am yoo xamante ne kenn waxu ko man mii maa ko wax yaa ngi dégg voilà voilà maanaam non si dafa am yoo xamante ne kenn waxu voilà comme par exemple alxuraan ak yéemi alxuraan ak yéemi moom duma ko askanale kenn man mii maa ko wax ah du dëgg voilà yàlla kenn la bu ma ko waxul ne yàllaa ko wax
du ma ko askanale kenn moom kay bu ma koy askanale yàlla laa koy askanale bu ma paree ci askanale ko yàlla moom du ma ko askanale kenn man mii maa ko wax yàlla moom kenn la voilà et cetera julli ak am solo loolu man maa ko wax du ma ko askanale kenn lu tax c'est pas parce que man maa ko njëkk a wax jubluwuma ci loolu mais li ma ci jublu mooy ñépp ko wax loolu mooy ñépp ko wax kon man duma ko askanale kenn balaa nga ne naam ne fa wolof a ko wax du ma ne sàmba nee na balaa nga ne naam ne fa déedéet wolof a wax balaa nga ne naam ne fa man naa ko askanale wolof voilà maanaam aussi loolu tamit ay principe la yoo xam ne man naa bàyyi xel la maanaam bëgg bañ di nekk tout le temps ci esprit wu voilà mu ne ndeysaan lii nii moo tax Sàmba bi muy wax mu daal di toxal wax ca alquran waxoon nekkul wallaahu ahad mais non lu tax nga maanaam c'est-à-dire que lii dérangeant foofu mooy pourquoi nga dugal Sàmba ci diggante bi te yow yàgg ak alquran te yàgg ngaa gis alquran xam nga bu baax alquran maanaam yàgg ngaa gis alquran. am na beneen affaire tamit léeg-léeg moom gars yi bëgg ne maanaam par exemple que ni diw ci moom la ñu xamee nangam alors amewul demewul noonu affaire boobu moom bañ nekk imaginer ku ne par exemple Moodu moo ñu jàngal julli voilà Moodu ñun julli wala jàpp Moodoo ñu ko jàngal mais avant Moodu ñun ñuy xam Moodu fekk nañu ñu daan julli di jàpp pourquoi ñuy bëgg di référé woo ci Moodu ci ne moo ñu jàngal jàpp demewut noonu ki ñu jàngal jàpp yeneen ci bi la sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal jàpp moo ñu jàngal julli à la rigueur nga askana la ko Laxdari wala Risaala à la rigueur mais bul ko askana la Moodu de ndax Moodu def ko imaginez magum jëmm bu am 50 ans wala 60 ans naan Moodu parce que tout simplement gàmmu barki démb gi wala conférence barki démb gi gis na Moodu di jàngale jàpp di wax ne nii la ñuy jàppoo rek mu bëgg a taxaw naan gis nga moo tax Moodu tabarakallahu moo ñu jàngal jàpp mais Moodu jàngal ñu jàpp ñun biñ nekkee xale ba léegi dañuy jàpp voilà et cetera c'est-à-dire que mooy kii boobu rek. Voilà, faire l'intéressant. Maanaam moom mu tanatta na yooyu tanatta googu di voilà di def complication di indi di jafeñal di mettil loo xamante ne mënoon na simple loolu nag li ko indi mooy culte de la personnalité loolu moo ko indi mooy le fait que tout le temps parce que ñun wolof yi maanaam sénégalais laa bëgg a wax pour mu leer dañoo bëgg tout culte de personnalité dafa fees dellu suñu xol pour tout le temps ñi ngi nekk dans l'optique de sëriñ diw nee na lii sëriñ daa nee na lii sëriñ diw def na lii sëriñ daa def na lii alors que li ñu waroon def mooy xam ne yàlla kenn lañu royloo kenn la yónni ci ñun muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yónniwul keneen ci ñun amul deuxième personne bu mu yónni ci ñun Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam la yónni ci ñun wax jëpp juy wax wala jëf buñ ko askanalewul moom dañ koy xoolaat wax juñ ko askanalewul wax ju ñu mën a xoolaat la wax la joo xamante ne mais xoolul lu dul ñi ko gëm ak ka ko wax ah oui n'importe qui mën na taxaw ne bon man wax jooju concerné wu ma tout simplement te soo ko delloo ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina am njariñ gu ci nekk koo xam te ne nekkul ci wax ji nga askanale ko keneen ku dul Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy lan mooy day doy dalil day doy preuve argument ñaareelu njariñ bi moom mooy
day tax nit ñi roy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gën a xam njàngaleem lan la xam ne ci moom lañ ko royee directement pas ci Samba. loolu dindiwul mbaaxuk Samba baax na lool mais yenent bi moo wax sallallahu alayhi wasallam yenent bi moo def Samba dafa jottali boo génnee daal yàlla nee na yenent bi nee na sallallahu alayhi wasallam comme li Alaaji Abdou Aziz waxoon radiyallahu anhu ñu joxe exemple mu ne Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu mu ne jorul sax ma koy joxe exemple est-ce que yàlla nee na yenent bi nee na doyul sallallahu alayhi wasallam mais doy na sëkk pourquoi ñuy solal suñu bopp tout le temps ci wax joo xamante ne alquran wax na ko mais jëlal alquran nga def ko référence wax joo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko jëlal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga def ko référence ñii ñooy référence yi wax joo xam ne saxaaba yi radiyallahu anhum wax nañ ko jël leen nga def leen référence ndax xeet wii xeet la boo xamante ne ñu ndaw ñi dañooy jox gëdd ñu mag ñi te ñu mag ñi en fait loolu lu ma tabaay xel la gis nga buñ naan mag ñi xam nga wolof ñun sénégalais yi buñ nee mag ñi am na ñaari mag ñun en tant que sénégalais am na mag ñoo xamante ne mooy n'importe qui rek na fekk ne siècle bi passé jëm kaw ci la dund loolu benn mag la am na beneen mag boo xamante ne kooku souvent ci pure diine lañ koy faral di jëfandikoo mooy génération ñoom Cheikh Omar Seydou Hadji Malick Sëñ Touba Baye Ablaye Niass ak ñeneen ñi radiyallahu anhu maanaam Serigne Thiénaba et cetera radiyallahu anhu génération boobu parfois dañuy wax mag ñi ñooñu maanaam groupe boobu lañ ci jublu ak ñi daan ànd ak ñoom donc ñoom ñëpp groupe boobu lañ ci dugg mais ci l'islam buñ ne mag ñooñu taxuñ ñuy wax de xaw ma nag yow wolof mais bu l'islam moom en tant que jullit boo nee suñu mag ñi kenn du jubluwu ci ñooñu ci ñu mujj ñi lañ bokk mag ñi xam nga ñan la yenent bi la sallallahu alayhi wasallam ak yenent yi alayhi salaam saxaaba yi radiyallahu anhu taabi'i yi ak taabi'i point final ñooñooy mag ñi l'islam bu ñu waxee mag ñi ñooñu lañ ci jublu léegi nag yow boo amee yeneen i mag après loolu après yow ay xool mais waxoo ci cadre diine yow waxoo ci cadre diine ci leneen ngay wax moo tax ñu ne as-salaf wal xalaf jeex na loolu moo fi am classification boobu moo am mag ñi ak ñi ñëw seen ginnaaw boobu classification moo am yow boo naan léegi mag ñi moo tax mag ñi ki léegi-léegi xoolal subhaana rabbi nga gis koo xamante ne nee na mag ñi maanaam muy dëgëral maanaam xeetu wax joo xamante ne day jàpp ne day yëkkate mag ñi mais buy wax mag ñi ànd ak ne vraiment jaar na fu bari ci jàng diine mais topp na conscience populaire boobu ba buy wax mag ñi maanaam sénégalais yi la ci jublu te maanaam diine amul nationalité amul ko loolu il faut mu leer ci bopp képp koo xamante ne diine moo la ñor ak ngay sàkku xam-xam amul nationalité amu ko amul deret amul xeet amul dara amul loolu diine la xam maanaam jeex na yàlla yenente bi la xam sallallahu alayhi wasallam ak képp ku topp yàlla ak yenente bi jeex na sallallahu alayhi wasallam amul nationalité amul askan amul leneen du ko prendre en compte mais lu tolloog tarfatal ay ne prendre ko en compte du tout amul mais dafa amul benn solo benn importance mais nga dégg mu naan par exemple waaw dama toog rek day saan di xalaat ci jawharatul kamal
mais maanaam ayni rahmati rabbaniyati moo xam ne mag ñi duñu mag ñi amuñu morom mais Jawharatul Kamal kan moo ko tëgg du yent bi moo ko tëgg sallallahu alayhi wasallam jox ko kat Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bokkul ci sa mag ñi ngay wax de yow sa mag ñi ngay wax Sénégal lañ dëkk il faut pas croire que ni sa mag ñooñu ñoo indi Jawharatul Kamal ah Jawharatul Kamal Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom la ko yent bi jox sallallahu alayhi wasallam joxu ko keneen yent bi la sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmed Tidiane la ko jox radiyallahu anhu Cheikh Ahmed Tidiane dëkkul Sénégal dëkkul Sénégal Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu comme ni ngeen koy waxee maanaam wolof yi souvent sénégalais yi plutôt ni ñu koy waxee naar la avec li ngeen jàpp ci naar yépp loolu la noonu la mel moom loolu la du wolof comme yéen a yorul der bu ñuul comme yéen a il faut pas croire loolu maanaam jubluwuma ci ne dafa am différence entre ki yor der bu ñuul der bu weex kii loolu amul solo mais que conscience bi nga yor ba tax ngay xalaatee noonu conscience boobu la répondre voilà tout simplement pas que voilà et que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ay taalibe ñi nga xam ne ñoo toxal tarixam taalibe yi nekkoon ci wetam doon ko jàppale ñoom aussi fu côté yooyu lañ dëkka voilà ah oui dëkk naar yi dañ dëkkuñu dëkk wolof yi la amul kenn ku dëkk ci dëkk wolof yi ku gis Cheikh Ahmed Tidiane amul radiyallahu anhu amul ñépp ay taalibe yi taalibe lañ hatta Cheikh Omar waaw ba Cheikh Omar radiyallahu anhu Seydou Mouhamadou Khadi la gis radiyallahu anhu voilà donc maanaam c'est-à-dire que même tariqa bi ngay wax sax yow en fait même tariqa bi sax en fait jugewul sa réew donc man pourquoi c'est-à-dire que dama mënul comprendre xam nga laa mënul comprendre ba léegi te loolu vraiment problème la ci man ba léegi nii man dama am problème comprendre ko mooy naka la ñuy def ba débrouiller wu ba commencer am maanaam di départager noonu diini ji ci wàllu sunu mag ñi ak ñeneen maanaam ak ñeneen ña ca des ba am na sax ñuy jàpp ne gars yi ndeysaan ñun ñoo ñu gën a mag xaw ma nag ñooñu am na nu ñu koy waxee xaw ma ñoo leen gën a mag waaye xaw ma am na daal nu ñu koy waxee façon bu ñuy waxee noonu man dama jàppatuma sax ban expression la ñu utiliser pour wax ne daal en tout cas waa xaw ma ñoo leen voilà dañuy ñoom ñoo ñu gën magi démb ñu gën leen magi tey mais loolu dëgg amul affaire bi demeewul noonu affaire bi demeewul noonu affaire bi demeewul noonu magi démb ak magi tey et puis façon expression yooyu et puis différencier diine dëkk bu ne réew mu ne am na ay nit ñu baax am na ay nit ñu doy waar am na ay waliyu am na ay wëyu tout simplement dëkk bu nekk voilà mais c'est ça pourquoi nga nekk ci tout le temps ci esprit wu ñooñu maanaam nga esprit wu comparaison esprit wu xëccoo esprit wu da ngay gis kuy wax ci Cheikh Omar radiyallahu anhu wala ci Serigne Touba par exemple radiyallahu anhu di wax naan siggil na deru nit ko ñuul mais loolu musul nekk. c'est le cadet de souci quoi. mais non ce n'est même pas un souci bay nekk cadet bi. traversé wul seen. ça n'a jamais traversé leur façon de penser leur raisonnement musul jaar abadan li leen mës a préoccupé leen kese la mooy loolu lañu wax ne ñoom ñoo ko wax xaw ma lu ñu leen waxat mais ñoom li ñu wax bind ko ba amul leneen luñ fi xëccoo luñ fi xëccu luñ fi woote lu dul jàpp lu dul dimbali lu dul téye diine yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam a jeex na yàlla yent bi sallallahu alayhi wasallam wala tarixa bi amul leneen luñ fi woote wuñ fi ne dañuy xeexal négritude ay nit ku ñuul xeexul fi ay siggilteeru nit ku ñuul ak ay man non yooyu mooy c'est li nga xamante ne mësuñu koo bàyyi xel musta nekk d'ailleurs en fait c'est-à-dire que xam nga tardé baaxul
maanaam nit koo xam ne esprit bi bopp bi ci boppam dafa tardé da ngay gis day nekk ci di attardé wu ci ay questions yoo xam te ne en réalité mais duñ sax ay questions amul fenn fu yàlla di waxe mais gisoo subhaana rabbi wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax di mettre en avant ay der bu weex der bu ñuul der ki amul en fait notion de race ci boppam notion boobu moo amul ci l'islam moo amul ci diine amu ci nii ci diine nii ci tariqa bon tariqa afur parce que en fait ci diine la bokk tout simplement amul du tout ci diine notion de race boobu amul xam nga lan moo am nit moo am nit kese amul leneen nit moo am voilà tout simplement voilà jaamu yàlla moo am jaam jeex na donc bu ñu rapporter yii yépp nañ ko rapporter ci sens boobu ci sensu voilà wax yi ñuy wër-wërloo ci sens boobu ci sensu yi nga xamante ne lépp maanaam il faut mu ànd ak diine mu ànd ak principe diine yi di bañ di xëccoo ci yoo xamante ne yëfi ñàkk fayda la parce que en fait finalement yooyu yëfi ñàkk fayda la quoi. effectivement voilà ay diw borom der bu ñuul la ak borom der bu weex la ak dafa chocolat woon ak ay wala borom dafa vert ak yooyu bële mbaa mu bële yooyu amul solo na mel nu ko neex li am solo ci yàlla mooy naka la doon toppee yàlla. c'est ça. naka la ragal yàlla alquran inna akramakum indallahi atqakum ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla. baat bi ñuy wax racisme nag racisme am na ci xeet yépp foo dem fekk fa nit ku raciste. dëgg la. foo dem fekk fa nit ku raciste voilà da ngay gis biñ nekkee xale exemple bi ñu ci daan maanaam pour éveiller ñu ci côté racisme bi quoi exemple bi ñu ci daan jox mooy bu ñu wanee ci télé bi ay boxeur ñu wane benn boxeur bu ñuul ak ku weex ñu maanaam ci saa si rek yow da ngay gis saa nga xam leen saa nga xam seeni talent saa nga am ki maanaam ku weex ku ñuul ki ngay faral boxeur bu ñuul bi ngay faral ah maanaam fekk nag yaa ngi am kii boobu fibre boobu mooy ne ba tey décroché guloo ci affaire boobu ci esprit boobu surtout que ma jeexale fenn point la bu am solo peut-être du woon sax kii bi mais dafa am solo yent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax bëri na ci ay xadiis yoo xamante ne surtout boo demee ci musnad imam ahmad rahimahullah yu mu tegal ak yu bari ak ci sunan yi ak ci mu'jam at-Tabarani rahmatullah sunan yi mooy boroom ñeent voilà yenent bi sallallahu alayhi wasallam di wax joo xamante ne sens bi lenn la mooy benn wax la mooy uhibbul araba li hubbi wa man yuhibbul araba fa bi hubbi yuhibbuhum wa man yubghiduhum fa bi bughdi yubghiduhum bëgg leen arab yi ngir bëgg gi ngeen ma bëgg képp ku bëgg arab yi bëgg gi ma bëgg moo tax mu bëgg leen képp ku leen bañ gi ma bañ moo tax nga bañ leen loolu tax bi mu waxee Salman al-Farisi radiyallahu anhu mu ne ko Salman est-ce que radiyallahu anhu doo nekk yéeféer xaalis mu ngi ci Musnad Imam Ahmad rahimahullah mu ne ko yàlla tere may nekk ak yéeféer ginnaaw bi ma yàlla dimbalee ba dugal ma ci lislaam ak fi mu jaar ba dugg ci lislaam mu ne ko mais dama koy ragal mu ne ko lu tax mu ne ko ndax damay ragal nga bañ ma mu ne ko nan laa lay bañe te yow yaay yent bi sallallahu alayhi wasallam yow yaay ki moom xettali mu ne ko waaw parce que damay ragal nga bañ ma ndax bañ gi nga bañ arab yi parce que dama xam perse yi ak arab yi yàgg gi ñu yàgg xëccoo kii ci maanaam ci histoire yàgg gi ñu yàgg xëccoo maanaam loolu noonu di yëngatu ci yow ba tax ngay am tamit concur xëccoo boobu ak arab yi ngir maanaam ba voilà contre leen ngir loolu
ndax képp ku bëgg arab yi képp ku ma bëgg dangaa war a bëgg arab yi ndax bokk bi ma bokk ci seen biir ku bëgg arab yi na nga ma bëgg ku leen bañ nag ku ma bañ nag ku bëgg arab yi bëgg ma bëgg moo tax nga bëgg leen ku leen bañ moo tax d'ailleurs mu joxe ko exemple ne loolu siinu naafeq la maanaam bëgg bañ arab yi siinu naafeq la looloo tax doo gisub naafeq bu bëgg arab yi mumta ne foo leen fekk mi ngi way arab yi lii naar yi lii na rek foo fekk ku mel noonu naafeq la foo ko fekk nag laa la wax naafeq la parce que su bëggoon yenent bi sallallahu alayhi wasallam munul bañ xeetam munul nekk nit ku baax nag ak nit ku jub nit ku bon ak nit ku dëng fépp lañu am fépp lañu am waxuma la fépp mais boo xoolee sa wet rek gis bu fekkee yow boo ko gócc boo ko ci ñu dëgg ñooñu booy xool sa wet di gis kenn pourquoi ngay bëgg tout le temps di jalgati di dem fu ne mooy mboolem li ngi te man li ma gën a jaaxal mooy sénégalais yi mboolem li ñuy critiquer naari mi ngi ci ñoom te xam nga lan moo ci yéeme li ci yéeme mooy dëkk ma naar yi boo fa def koo ci gis koo ci taseel maanaam ne leen sénégalais la wala nga wax leen même bu dee ab tubaab wala moo ñëw ne dafa dégg ab gis kii si ay sénégalais da nga gis ni rafet njortu gi ñu am ci ñoom mais dafa yéeme sax yow da ngay gis contraste boobu moom la ma yax yaa doon wax keroog moom mel li mu dafa ma jaaxal quoi mais naar yi defuñu dara wolof yi sénégalais yi tubaab yi ñoo leen def dara mais pourtant tubaab yi ñoom dañu am benn complexe d'infériorité par rapport ak tubaab bi à la rigueur dañ leen di jaamu mais bu dee naar yi nga xam ne defuñu leen dara tout le temps ñu ngi ci concurrence ak ñoom ba pare di leen bañ man loolu moo ma jaaxal ba ma demee Dakar koo waxal boo tuddee naar yi mais mi ngi wax lu bon te man bi ma demee Tunisie bi passé bi mu demee Tunisie fu mu ne fan nga jële werd mu ne way ab gi Sénégalais moo ma njëkk dox werd nangam wala mu ne way Lyon am na benn sëriñ Sénégalais bu fa ne ak mais yu bu wax da ngay gis ñoom ñépp ñu commencé yi masha Allah sénégalais voilà contrairement ak bu dee sénégalais yi ñoom tout le temps te loolu xam nga fan la jóge am na benn étape boo xamante ne bu mat a bàyyi xel nag mooy gis nga sëriñu sénégalais yi ñoom ñooy cultiver loolu ci xolu taalibe yi xam nga lu tax parce que dañ leen di bëgg gëmloo ne leen en fait fii nii li fi ne jëlewuñ ko feneen ñooña d'ailleurs jaruñu dara am na ñu wax yu mais dégg ngeen lu gën a garaw ci wax yooyu toog digg mais yaa subhaana rabbi man loolu maanaam bu dul woon samay bët ak samay nopp ñoo ma ko may damay foog ne loolu man te nekk dëgg kuy taxaw bokk ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu di taxaw naan leen Fass Gueye boo leen fa demee ñoom amuñu luñ leen jox buñ amoon dara luñ leen jox seeni doom yi lañ koy jox ah et que mbiri fii la ne et en plus li gën a yéeme mooy cérémonie officielle la gaa yaa ngi fi de ñuy wax loolu maanaam loolu waroon nañ sax non vraiment en la présence quand même de voilà d'étrangers wala surtout de ñoo xamante ne délégation bu jógee Maroc war nañu rusu wax loolu non vraiment quoi yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm xam naa beneen yoon ñu dugg ci wax